yaa wax ne am nañ mbégte tey jii ñëw fii daje ak sunu camarades yi di ay jàngalekat yoo xam ci daara yu lalu yi ak yu diggu doomu yi lañ nekk di def liggéey bu mucc ayib ñu leen di jaay doole ba tax ñu def seen collectif taxaw di xeex ñëw fii ci siège u CELS ma fekk fii sama camarade secrétaire général Amidou Diédhiou di ko félicité ci taxawaay bi parce que du bii rek mooy jéego bu njëkk bi mu ci defagul kon nag loolu su amee rafetlu ko am na solo parce que ñun li ñu ñor rek mooy jàngalekat yi am féexte ci seen liggéey ndaxte jaay doole bi dafa ëpp kon nag camarade secrétaire général ñu ngi lay félicité ci loolu di félicité ñëpp ñi nga xam ne def nañ seen délégation jóge ci région yi fu nañu jóge fa ak fi xat-xat toll ak koor gi ñu toll ñu bàyyi seenu njaboot bàyyi seen i yitte ñëw fii daje fii ci Ndakaaru mooy wax na xam nañ wane nañ ne lii ñuy xeex ñor na leen kon nag loolu ñu ngi leen ciy félicité parce que taxawaay dafa am solo may félicité également ñaari ñi nga xam ne ñoom ñoo waxtaan ba déggoo ñaari collectif yi nga xam ne man mii bi soxna Ndeye Fatou amee mébét bi je crois que booba sax amul sama numéro téléphone mi ngi ko jaaree ci Abdou Karim Gueye xurum xaq ci suma juumul Ndeye Fatou bi ma woowee téléphone ne ma loo ci xalaat man mi bokk naa ak ñi ko xalaatal ne ko defaral groupe WhatsApp yaatal loolu mooy première idée bi mi ngi nii toog munu nit ki moom munoo ko waxal loo xam fekkewu ko mu fekke toog te du ko mën a firndeel bi ma ko waxee loolu ma ne ko defaral groupe WhatsApp nga commencé yaatal ci réew mi ndaxte car macha allah ñi ni jaay doole dafa ëpp ci décisionnaire yi bi mu ko defee di ma ci rendre compte ma ne koy dugalal secrétaire généraux yëpp yi d'accord ci groupe bi bu ko defee ñuy yëg li ngeen di def mayit xelal ko ne ko comme beneen collectif am na waxtaan leen ndaxte li ñu intéressé ñun mooy ñu fexe rek ba jaay doole bi ñuy jaay doole décisionnaire yi mu dakk kon nag ñaari collectif yi nan waxtaan looloot ñu def ko ma rafetlu ko Sénégal yëpp rafetlu ko jàngalekat yëpp rafetlu ko parce que ñun li ñu intéressé mooy lii nga xam ne moom lañ teg jàngalekat yi jaay doole la boo xam depuis comme ni ñu ko waxee sànq ca jamonoy Senghor la woon ba léegi mais jamonoy Senghor texte ya amoon yëpp presque yëpp soppi nañ ko même constitution ba fi Senghor tegoon soppi nañ ko lu mat ñeenti yoon soppi nañ ko soppiwaat ko lu ëpp sax juróom fukki yoon parce que président bu fi ñëw soppi ko ci li nga xam mooy say intérêt waaw kon nag benn circulaire boo xam ni du sax ab loi boo xam ne dañ koo teg depuis 1960 di ci jaay doole ay liggéeykat parce que booba Senghor moom comme mi ngi doog a jël réew mi da doon seet lu ko arrangé rek mu def ko mais moom xam na loolu mu doon def ci tappala la ko doon def parce que même France bàyyi na loolu amatul ñaari statut amatul ci benn réew léegi réew yëpp bàyyi nañ ko ñaari statut ci même corps kooku ay bot di compte lay andi te bot di compte constitution bi moo ko njëkk a tere leeral ngeen fii sànq ni liggéey bi yéen a ko yem bu ko ci nekk ca niveau ban la jëlee yàgg kooku yéen a yemi diplôme ñu formé ndoo leen ngeen yemandoo lépp ba noppi moom mu ëpp la lay avantage yu jéggi day wa ba ngay dem retraite man démb ci heure bii maa ngi woon IPRES ci dossier décisionnaire boo xam ne dafa génn àdduna mais sama xol dafa jeex très sincèrement et ça je l'ai dit hier ma fekk leen sax ñuy réunion ñoom waa IPRES parce que ñoom it danoo jàppante ak seen direction ma dugg fa wax leen ni jafe-jafe yi am fii dafa jéggi dayoo mais statut décisionnaire yi dafa war a jeex te ñun daf ñu war a jaral man damay wax ne ñaar yi la question des décisionnaires et la question de la formation de manière générale mooy lépp carrière la nga mën cee dugal les chargés de cours nga mën ci dugal vraiment ñi nga xaar seen formation à distance ak yooyu ak le problème des décisionnaires dafay war a jar ñu taxaw ñun syndicat yëpp boole suñu doole taxaw yiir jàngalekat yi xeex ak nguur gi sans distinction pour que ñu supprimer définitivement le corps des décisionnaires parce que loolu mënut la continuer corps décisionnaire yi jaay doole la boo xam si mënta nekk parce que da ngay dugg ci biir njàngale mi am ñaar fukki at ak juróom benn wala ñaar fukki at ak juróom lenteur administrative yi tax nga appal fanweeri at ak juróom ñun la yow léegi décisionnaire nga te yow sa yoon nekku ci yow da ngaa nekk di jàngale ci sa classe mais lii jaay doole mënu koo ëpp doole amul benn jaay doole bu gën a rëy lii ngay liggéey de ñu war laa seet si ngay toog sa kaar di xaar inspecteurs yi yenn saa yi ñuy grève ñuy toog ba jàgg ñu noonu amuñu oto bu ñu andi nga nekk ci zone boo xam dañ naan la ñun foofa mënuñu faa ñëw ngay toog di xaar ba def fukki at
léegi ñu dem ba seet si la arrêté ba koy war a firndeel di xaar moom it juróomi at mi c'est-à-dire réew mi li fi nekk kenn mënu ko wax nga dem ba yow comme ni ñu ko waxee sànq sa élève boo jàngal CM2 wala CI moom mu dem ba léegi am diplôme am ñëw gën la ba noppi chef la nekk ci école bi yow boo xëyee nga war a ko dem présenter ko say fiche mais xoolal yëfu tappale yooyu xale boobu nga xam ne yow day ñëw sax nga encadré ko jàngal ko demoon encadré ko ba noppi léegi mooy sa chef loolu rek war na tax gouvernement bi xoolaat mbir mi xam ne lii mënta continuer mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam man li ma gëm mooy syndicat yëpp ñoo war a toog waxtaan camarade SG ñu toog jël cette question là teg ko ci table ne gouvernement bi na xam ni li olof yi naan nawet tant que góob boobu yóbbu ca sam sàq yàqu weesagu ca année scolaire tant que defoo koo CFEE ak entrée en sixième tant que defoo koo BFM tant que defoo koo baccalauréat yàqu weesagul te ci yàqu la jëm bu fekkente ne gouvernement bi taxawul fi mu war a taxaw at mi ci yàqu la jëm te ñun bu ñu jëlee suñu responsabilité ne gouvernement bi lii mënta wéy nañu dakkal le corps des décisionnaires ñu ñëw reverser ñëpp dans la fonction publique loolu mooy dëgg gouvernement bu bëgg jàmm war naa mën a nangu loolu su ko nangoo jàmm am su ko nangul nag camarade SG jàmmarloo bi commencé man lii laa gëm parce que préavis bi expiré na effectivement il y a d'autres syndicats qui ont également des préavis yu expiré te benn syndicat rek bu am préavis bu expiré mën na engager tous les syndicats te comme décisionnaires yi danoo nekk ci syndicats yëpp les décisionnaires sont dans tous les syndicats man li ma gëm mooy ñun ci ñun la des ñun syndicats yi actuellement munoo am lu mat juróom-ñaari junniy jàngalekat ñu leen di jaay doole ba noppi ñu bëgg système di continuer di dox loolu mënta nekk te ñoom ñëpp koo ci waxal nguur gi ñun la wax dëgg yàlla yéen li ngeen di wax moom boo ko dégloo sax xam ne jaay doole la waaw léegi nag booy jaay doole nit di ko jaay doole ba ñëpp nangu réew ñëpp nangu ni li ñuy def teguwul ci yoon mais loolu mënatu la continuer léegi nag mënuñu jël ay sénégalais ñoo am ay mérite yore seen i diplôme di liggéey ñu leen di jaay doole ci biir fonction publique bi di continuer di leen jaay doole parce que décisionnaire bi su demee à la retraite boo xoolee li ko IPRES di fay te bala mu caa jot kenn xamul kañ lay doon dossier boobu ma leen di jox comme dossier retraité la une partie fonction kii moo koy fay au niveau de la solde fay nañ ko bu yàgg mais gis nga li ko IPRES war a fay en tant que décisionnaire fi mu toll nii ba suñu joon yàlla te dossier ba sax mënuñu ko boucler te mi ngi toll actuellement ci juróom-ñeenti weer bi mu génnee àdduna ak léegi njabootam amul lu mu tundee c'est tout simplement parce que c'est un décisionnaire est-ce que loolu war nañ continuer di ko nangu ci réew mi li ñuy exiger mooy la suppression du corps des décisionnaires ñu boole lépp def ko benn fonction publique ñun ñëpp ñu àndandoo parce que ñoo bokk lépp lii mooy suñu position di rafetlu seen taxawaay di leen wax ni du ngeen ci wét parce que lii camarade SG wax da ko wax ci turu syndicat yëpp parce que nit ñi mën nañoo mais am na sur certaines questions benn lañ nag parce que ñun ñëpp a yërëm jàngalekat yi on peut avoir des divergences sur certaines questions mais sur cette question là amul benn wuute bu am suñu biir ñun syndicat yëpp d'accord nañ ci ni dañoo war a ànd pour xeex pour décisionnaires yi lii ñu leen di jaay doole mu dakk kon nag na li ci des rek mooy def ay waxtaan xool nuñ koy defee ba nga xam ni ci diir bu gàtt daañu wax ak nguur gi mu bàyyi tendeefal bi te teg yëf yi ci yoon loolu mooy dëgg keneen ko fi wax leneen mi ngi wax caaxaan ñun daal foofu lañ taxaw luñ ñu ci woo ak fun ñu ci woo pare nañ pour ànd ci xeex bi pour que la suppression du corps des décisionnaires def ko ak lépp li ci war a ànd parce que décisionnaire da leen di jaay doole